waaleykum asalaam Hadj Babacar ñu ngi lay ziar naka noonu ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi bokk na ca génnuk àddina juróom-ñaareelu ujaaj bu Sénégal ca Makkatal Mukarram di rakko xalifa bu tedd bu Medina Gounass démb la daal di wuyu sunu borom ci hôtel ca Makkatal Mukarram hôtel bi mu daloon. wàllu xibaar bokk na ci taxawaayu ANRAC ngir sawe ay dund di ñett ci million mu daal di baaxee l'hôpital ba ca Bignona ngir taxawu gi jëm ci ñi amee gaañu ci accident ba woon bu Badiouré ci wàllu woowu nag njiital Pastef Ousmane Sonko moom dafa rafetluwul mu ne li Bignona am lu may benn centre de santé foofee dafa gis ne nguur gi bu Sénégal moo ca lajjee ci wàllu yoral askan wi ak pajoom. leneen ci xibaar ñeel dog-dogi courant yi ci Bakel ba tey jeexagul fa ñoom rawatina paanu poste ba fa ku moywul ay bés bi yëpp dinañ ko dund yooyee jafe-jafe sport gi dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne wàllu culture soxna Anna Rocha yéene kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye ci technique bi Aliou Ba. ñu tàmbalee xibaar yi ak nelawuk ki nga xamante ni mooy Thierno Abdoul Aziz Ba bu Dantal Daka di rakk ci xalifa bu tedd bu Medina Gounass Thierno Amadou Tidiane Ba moom Thierno Abdoul Aziz Ba nekkoon it porte-parole njaboot gi di président fondation Dantal Daka démb la daal di wuyu sunu borom ci hôtelam ca Makkatal Mukarram moom nag génnuk àddinaam yóbbu lim ba ca juróom-ñaar ci ujaaji Sénégal yi nga xamante ni wuyu nañu suñu borom foofu ca Makkatal Mukarram groupe Futurs Médias di ko jaale njaboot gi ñaan sunu borom xaare ko aljana. ba tey ci wàllu xibaaru tiis yi bokk na ci néewug Jacques Diouf nekkoon ni jamono njiital FAO di doomu Sénégal nekkoon nit ministre bi ñu dénk wàllum mbay mi moom nag dinañ ko daal di indi ab néewam ñu ngi koy xaar ca fi nga xamante ni mooy Sénégal alxamis ji lay doon egsi gi fàttali ni ca Paris la génne àddina samedi ji nu génn ci juróom-ñett fukkeelu atam ak benn. ak RFM kumpa jeex na. ANRAC agence la bu ñu taxawal ngir suqalikuk Casamance daal di dem ci weti ñi nga xamante ni ñoo amee gaañu ci accident ba woon ca Badiouré génne na ñett ci million agence boobee ngir rek daal di leen di taxawu ci wàllu paju mi wàllu prise en charge ci wàllu nag njiital Pastef Ousmane Sonko moom dafa rafetluwul mu ne li Bignona amul lu may benn centre de santé ci wàllu woowu gis na ni daal ñàkkum plateau technique yi di jumtukaay ak matériel ci kër docteur yi kenn du ca njàkk may nguur gu Sénégal. ci bataaxal lañu ko fësale ñaawlu ñoom waa Pastef ak njiit la Ousmane Sonko Abdou Diouf Junior nu ko jàngal. Ousmane Sonko bokk na ci li muy naqarlu moo di anam yi nga xam ne noonee la ñu taxawee ñi nga xam ne ñoo amee woon accident ca Badiouré ca Bignona muy xamle ne poste de santé ba fa nekk amul rajo amul IRM amul itam bloc opératoire ñi nga xam ne nag ñoo loru ci boobule accident dañu leen tëraloon ci couloir yi sapeur pompier yi donte sax ay jàmbaar lañu ñàkkam jumtuwaay tax na ba mujj ñoo mën a def dara ngir sauver ñooñu le nga xam ne dañoo amee gaañu ci boobule accident suñu sukkandikoo ci communiqué bu Ousmane Sonko juróom-benn fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne dañoo amoon ni gaañu ñu yóbbu leen ca hôpital bu Ziguinchor ñoom tamit ay jafe-jafe lañ fa dund suñu sukkandikoo ci njiital Pastef les Patriotes hôpital ba ñu mën a jël ci ay blessé bariwul bloc opératoire ba dañ ko tëj ndax ay ndox yoo xam ne dafay ball ñi loru nag li ñu mën a def moo di bindu ci benn liste boo xam ne bu gudd la ngir mën a jotee ci am paj ca hôpital de la Paix juróomeelu doomi aadama ba ci ñi nga xam ne ñoom ñoo loru fa la faatoo ca hôpital bu Ziguinchor juróom-benn fukk ak juróom ya nga xam ne ñoom ñoo fa des jamono ji ñu ngi ci ay jafe-jafe yu méttee métti ngir mën a jot ci mpaju weetuñu ci yooyu la jafe-jafe suñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko ci bile communiqué muy wax ni juróom ñaar yi nga xam ne ñoom ñoo faatu ci l'accident diggante Kaolack ak Mbour xelam mu ngi ci ñoom loole yëpp nag di firndeel ni suñuy plateau médical dafa amee jafe-jafe naka noonu personnel bi doyul ci bile communiqué Ousmane Sonko di joxoñ baaraamu tuuma ñi jiite réew mi mu ne li leen soxal bokk na ci def ay investissement yoo xam ne ñamuy jëriñ moo di bitim réew ak seeni entreprise ci jamono jooju ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi daal di nekk ci ay vacances mu ne loolee lu ko bett la moom Ousmane Sonko. Abdou Diouf Junior dox bu ñu dëkkee Bari Cissé amal dëkk la bu ne ca Doji diggam ak Linguère toll ci juróom-ñaari kilomètre ñu dëkke foofee ñàkkum courant la ñuy jooy naka noonu it wàllum paju case de santé ak yoon yoo xamante ni yu baax la seenu nekkin ak jafe-jafe ci dund daal moo waral dox ba démb leeral li Baye Assane Diaw. askan wi fekk baax ci Bari Cissé wane nañ seen takkute ci taxaw ci jafe-jafe yi ñuy jànkoonteeg bu yàgg ba léegi moo Cissé moo wax ci seen tur. dee nañ sonn nañu lëndëm gii moom amatut fen Sénégal moom lii moom fii rek la am amatut fen ñun dee nañ lamp sonn nañ xam nga ne benn lamp xale bëgg cee jàng yaayam bëgg cee defar reer xam nga ne loolu amatut fen ñun dee nañ loolu dafa xew yi amatut fen
dafa xewi beneen bi ci topp mooy courant baa ngi nii 1 kilomètre matu ko ñi toog di xaar ba sonn mënuñoo fexe ba gis ko 2009 ba léegi ñu ngi ñu koy di si bile doxu ñaxtu foo sànni sa bët ay yére yu xonk ak i sagar ñoo siy gën a fees ñoom askan wi teg si di sàkku ndimbal si ñuy doxal nguur gi. président Macky Sall ñu ngi lay ñaan nga dimbali ñu ngir yàlla li lay war a suuli may ñu courant yow rek yaa ñu mën a dimbali Aly Ngouille Ndiaye moom fii moom waruñ ko ko wax ndax moom xam na fii miin na fii ñëw na fii ay yoon boy nay noppam nañu dimbali lillahi wa rasuli depuis 2009 ba léegi koy ànd ak moom ay élection muy gagné wax dëgg am nga foo ko féete nit nag boo ko féetee fenn féete wulaf bu yàggee nag ñu am nuñ def de ñun bu yàggee dañu am nuñ def. bu ñu tënkoo ci Mor Cissé ba tey mi ngi dànkaafu bu baax a baax way politique yi nga xam ne boobaak léegi ñoom ñoo àndoon. Aly Ngouille Ndiaye ma ñu dimbali suñu mayut courant ren jii ba nañ dañ koy ba ndax ñu duñ topp ci amul njëriñ dañ koy ba. lëndëm ci Bari Cissé di dund ñàkk kaaraange rek la leen jural teg si càccum jur bés bu yàlla sàkk. RFM Linguère Baye Assane Diaw. Baye Assane jërëjëf ñaxtub ñeneen di Dandemayo bi manifestant yi lañu wane rek mooy ak mer jëm ci enclavé naqare yegg ak jóge gu seen gox boobee bëgg nañ it yoon woo xamante ni moo dox diggante Naawel Bakel ak defaraat ak it lu jëm ci wàllu diggéey gouvernement bi ñu wàccoo ak moom jëmee ci ñoom jokkul mbel bukkit naka noonu ci yëglu ndax jafe-jafe ci seenaw nekkin commune la bu ne ca Kaffrine ñoom nag ci wàllu jumtukaay daanaka lu fa tumuranke la ñàkkum courant naka noonu askan wi nag ñoom dañoo daal di naqarlu loolee ci jamonoy xew wuñ fa doon amal jëm ci wàllu joxe ma moulin di ay machine wol soxnay diwaan ga Kaffrine Oumar Ndiaye. bërëg gi nawet bi am ci diwaanu Kaffrine jul na ak njeexital ci jur gi jamono ji dañoo loof lool ndax ñàkkum ñax ajjuma ka teewal fi syndicat Suez unique de élevage yor bu métti lañ yore jur yi ñàkk amul konto amul garab amul fii ci Kaffrine di jur yi macha allah ñu ngi bari fii Kaffrine mooy jumak éleveur yi éleveur Chine éleveur Saloum éleveur Bawol yëpp fii la ñuy daje moo tax ñun suñu audience mu gaaw a jeeg amuñu àll dañuy béy amuñu àll jur yi ñu ngi sonn coono bi nga xam ne surtout ren jur yi sonn nañ di jur yi amuñu ñàkk amuñu ngooñ amuñu àll il faut ñu laal ci garab yi aliment de bétail moo ñu doon jàppale ren moom aliment de bétail ñun gis ñoo ko daana ndax ñun fii ci région Kaffrine bi ñun ñoo nekk fii ci commission aliment bi ñun ñoo koy saytu ñun ñoo koy jaay waaye amuñu inspecteur bu ñu mën a dimbali ba ñu am aliment bétail ñu ko war a amee. jamono ji ñoom éleveurs yi fi ci diwaanu Ndoukoumane amuñ benn pexe lu may wanteer seen jur gi ngir mën a am lu ñu leen dundalee. lu ñuy def dañuy wanteer jur yi dem jënd aliment bu cher jëm jënd cooku bele bu cher dem ci garab yi rëcc tuuti ñu ngi leen jakas ñu ngi leen jox. repas bi ñu ngi la koy jaayee saako bi 8500 te yombut te ñun Saalum amoon lu ñu suñu mbay essayé rek mooy que suñu dund am na jafe-jafe. ñun waa Kaffrine réew mi yëpp sonn waaye waa Kaffrine ñoo ci jiitu. ñoom éleveurs yi ci diwaanu Kaffrine li ñu sàkk mooy nguur gi baral seen loxo wàllu seen jur gi ci lu gaaw lu ko may daañu naax saay. gouvernement bi ñu ngi koy ñaan fii Kaffrine amatuñ àll bu ñu sàmmee jur. ñu mën ñi dimbale ci dundu jur gi ba ci dundu doomu aadama yi sax bu mën a nekk sax baax na. tool yi dañ leen béy bi amul benn jàtti boo mën a sant fax amul. ñoom éleveurs yi jàpp ne jamono ji jot nañu ñu moderniser càmm gi ndaxte li ñu gis de jëmut kër. Kaffrine Omar Ndiaye RFM. ñu leeral ni kon Oumar doon wax ak sàmm sa ca Kaffrine ci jafe-jafe yi nga xamante ni am nañu ko jamono yi. di jégalu ci njuumte gi ñeel boobu élément waxtaanee jafe-jafe yeneen askan weneen ci Bakel ci wàllu jotinum courant bi ndax ay délestage di coupure léeg-léeg mu yàgg lool ci wàllu nag waa forum civil ga fa ca googu diwaan ci njiital Alhousseynou Cissokho jàpp nañ ne daal faw loole dakk maanaam ñu wut solution di saafara goo xamante ni bu nëgandiku lay doon fi lekk defaru poste ba fa panne dal di am leeral yi Moussa Oumar gi kii di coordonnateur section forum civil bu Bakel di Alhousseynou Cissokho nee na Senelec dafa war a nu mu gën a gaawee daal di indi benn saafara bu négandiku mooy ñu wut benn groupe boo xam ne dañ koy indi ci Bakel ngir mu jàppale askan wi ci dog-dogi courant yi nga xam ne dafa tàmbali di jéggi dayoo. léegi lañ gën a bëgg mooy solution mënul am mu gudd nañu indil groupe bu bees tegal ñu ko Bakel ni ñu daan defee relation ak Senelec ñu jox ñu. courant bu doy bu dee OMVS la ñu wax dafa am jafe-jafe il y a quelques années ci ginnaaw mais dañ daan indi groupe def gasoil bu doy
may dëkk bi courant dëkk bi noonu dinañ si liggéey ak askan bi yëpp waaye ñu kenn question de tolérance tàmmal nañu benn affaire foo nga des fa. ci biir département bu Bakel kii di Al Ousseynou Cissokho nee na fiiru courant yi li muy indi jafe-jafe ji daanaka dafa bëri lool. da ngay dem bureau sax war a tirer benn papier mais courant bu amul mais boobu du dox même génne benn extrait day indi jafe-jafe côté administration soo jëlee côté économie boulangerie bi nekk yi nekk Bakel yëpp day taxaw fan la ñuy amee mburu mélange yi ñoom déjà xam naa ne frigo yu bëri fees na donc génn tabaski mais loolu yëpp bu naree yàqu mais jigéen yi seen commerce yu ndaw yi ñuy def si frigo yooyu noonu du toog une semaine amuñu activité parce que li ma dund mooy courant bu doon coupé dañuy xaar bu mu ñëwaat pour mun a jënd carburant. ki nekkoon président conseil départemental de la jeunesse bu Bakel nee na dina woo bépp organisation yi bokk ci société civile ñu xool nan la ñuy boole seen doole ndaxte nag bëgg nañu ñu daal di leen indil saafara ci nu mu gënee gaaw ndaxte ñàkkub courant bi daanaka ay jafe-jafe képp la Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa ñàkkum courant boobu ci Bakel li ko waral mooy poste bay jox courant bi diwaan ga moo daal di panne defar gi war waa OMVS ci wàllu woowu Senelec ngi wut saafara waaye ku may wul mu daal di dem di rëpp at ayu bés bi yëpp ki yore wàllu communication Senelec la ñu ci àndal Amadou Dida Diagne ñu teewlu ko ci jokkoom ak Makumba Bey. Bakel li fa xew moom mooy ne ci suñu poste bi nekk foofu dañu am benn tableau bu 30 kilowatts boo xam ne dafa nekk hors service mais li ñu mën a leeral ci nga xam ne moo xew ci Bakel moom mooy ne kii bi nekk foofu noonu poste de distribution bi nekk foofu noonu ci responsabilité OMVS la nekk OMVS nag moom mooy l'organisation bi nga xam ne moom mooy occupé wu de la mise en œuvre du fleuve Sénégal kon la responsabilité bi nga xam ne par rapport loolu ci responsabilité OMVS la bokk mais teewul bi ñu toogee xaar ne gis nañ ne kii bi mi ngi nekk hors service te amaguñu réaction bi ci war équipe bu Senelec yi jël nañ ko en charge mais nag pour mu revenir à la normale faaw ñu ngi ciy def ay jéego du ma wax ne tey waaye daal ci waxtu ak ci ay bés yi ñëw solution dinañ ko trouver incha allah. am na ñu ni mën naa am mu yàgg de. moo jotee les services techniques wax dëgg yàlla pour parce que tamit suñu clients yi on leur doit aussi benn langage de vérité li ñu wax moom mooy ne solution bu ci waroon am OMVS ñoo ko waroon jël en charge taarat nañu ñun ñu ngi koy jël en charge mais nag jël en charge bi tamit c'est-à-dire que kon daal jàpp naa ne du au plus tard avant la fin de cette semaine ñun dinañ revenir à la normale définitivement avec une solution locale. soxla yeneen du ay jàngalekat yi nga xamante ni ñoom seen i allocation familiale la ñuy sàkku ci nguur gi rawatina jafe-jafe yi dund ginnaaw tabaski ak yeneen bu nu sañoon daal ak pay am ci secrétaire général bu SADEF syndicat autonome enseignant yi taxaw ngir yokkuteem éducation formation ñoo ci woo nguur gu Sénégal ci pay gi ñeel loolee ne allocation familiale ci diir bu mu gën a gaawee jàngalekat yooyu bootu SADEF doon daje ca diwaanu Kaolack Ibrahima Diamé. ay enseignants yu bëri toog ba tey jotuñu seen allocation familiale buñ doon laaj laata ñuy dem tabaski fête bi jeex na waaye ba tey seen allocation yooyu le ñu ngi daw seeni gannaaw Mbaye Sarr di secrétaire général SADEF daal di fëgg nag ci table bi. parce que dañoo waroon na jot xaalis bi avant ñu doon tabaski parce que comme tabaski mois de dépense la ñoom ñëpp bëggoon nañ ko jot ndax fii lañ doon toog di sonn pour jot xaalis bi malheureusement jotuñu dara ñu def ay kurti ba dem tabaski mais bi ñu jógee tabaski li ñu amoon rek seen poche yi vide na parce que dépensé nañ ko léegi nag am nañ yaakaar que buñ tabaski bi génnee lii nga xam ne mooy allocation dañ kaa war a jot pour au moins ñu arrondir quelques dépenses mais malheureusement gis nga ko ba léegi nii amul benn dërëm bu leen kees gi mën a fay mu nekk nag loo xam ne ñun dañ koy ñaawlu di ko naqarlu ba fu naqar gën a yem. waa SADEF ne ñoom nag dàqu ñu sumb xeex bi pour ñu leen di fay ni mu waree ñu daal di nag artu ñi di nguur gi. parce que mënoo nekk ci am réew ba pare jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk le développement du pays nga den di ñàkkal fayda li am ak as néew bala ñu ko jot di daw ba sonn du dëgg du yoon te loolu dañ koy naqarlu parce que ay cotisation la yu ñu leen di prélever ci seen salaire yi di ko dajale trimestre bu nekk ñu war leen ko verser premier trimestre bala ñu koy jot toog nañ lu mën ñaari weer après deuxième trimestre bi également depuis le mois de juin lañ ko waroon fay ko tey jii nous sommes le 19 août bañ passé ak léegi daanaka ñaari weer mi ngi bëgg a passé ñiy daw ci gannaawam te jamono ji ñu nekk moom métti kon donc ñi ngi ñaan gouvernement bi nu mu gën a gaawee mu réglé ko bu ko réglé wul nag ñun am na ñeneen mesures yu nga xam ne xalaat nañ ko en tant que organisation syndicale jabootelal ñu ñëpp parce que muy Kaffrine muy Kaolack muy Fatick jàngalekat yooyu yëpp ñi ngi taxaw di xaar allocation yi day réglé wu ci nii mbaa ci nële. gaa enseignant yu bëri ñu ngi ci biir vacances donte nag bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu SADEF bu ñu sumbee plan d'action mën na metti lool ci lii di système njàng mi Ibrahima Thiamé Kaolack rajo Futurs Médias.
tàggat yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay nuyu sëñ Cheikh. di dellu di la fay El Hadj Assane. bisimilah wàllu football la ñu koy daal di door rek lii di phase nationale bi nga xam te ne dañ ko daal di jagleel lii di U20 yi ca Fatick lañ koy daal di amal yëf yi nag daal na door ni ki démb ci wàllu résultat jàppale ni Thiès 1 dafa daal di daan Thiès 2-0 Kaolack daal di daan ñi di waa Kédougou 3-2 loolu ci wàllu poule A bi la poule B bi nag Ziguinchor daal di daan équipe championne en titre di Kolda 3-2 Fatick daal di am ndam 2-0 ci digganteem ak ñi di waa Kaffrine solo sa googule tournoi ca Fatick moo di fexe ba gis gune yi nga xam te ne daal ñoom ci gën a xarañ nga daal di kon bokk renforcer ci nga xam moo di équipe nationale petite catégorie yi loolu nag moo di bébétu fédération sénégalaise bu football ki dañ si daal di déglu kenn ci nga xamante ni sax moom ci biir fédération bi la bokk doon itam président bu ligue régionale bu Fatick di Mame Adama Ndour moom nag dëkk moo daal di dal gile jongante ñu déglu ko ci micro wu Aminata Goudiaby. fédération sénégalaise de football dafa def ay phase nationale si wàllu ndaw yi muy wàll xale yoo xam ne fukk ak juróom-ñaari at la ñu am ak ñaar fukki at bi Fatick lañ koy defee fukk ak juróom-ñaari at bi ñu ngi koy defee Kaolack phase yooyu dafay tax ñu dajale région yëpp yu am catégorie yooyu noonu ñu dajale leen si Fatick ak Kaolack ñu boole leen def compétition loolu nag dafa baax ci xale yi day tax ndaw yi ñu def sélection boo xam ne région bu nekk da nga sa sélection xool ñu fa dàq football nga dugal leen si phase yi day oyofal sélectionneurs yi tax aussi xale yi du nekkoon ci club yi di liggéey recruteurs yi gis leen boobu nag dama bëgg a wax aussi 16 équipes la incha allah phase bi bëgg nañ au moins Fatick waaye imprégné ñëw ci bu baax a baax ñëw wane seen mobilisation ñëw participer ci bu baax a baax loolu la ñuy ñaan ñëpp. ONCAV di kuréel bi nga xamante ne moo yore wàllu nawetaan fii nii ci Sénégal ñi ki tey jii dina daal di toor lii di phase nationale ca stade Albouri Ndiaye bu Louga ci wàllu jongante 18h dëkkandoo bu Louga ak Mbarbat bu Louga dañu daal di tase ñaareel ba 20h diggante équipe championne en titre bawoo ca Kaolack di réveil ak ñi di waa artillerie nekk foofule ca diwaanu Louga ñu daal di waxtaane championnat ci biti réew championnat bu Angleterre deuxième journée bi ni ki démb lañ ko daal di jeexal Manchester United daal di match nul 1 partout diggante ak Wolverhampton ñi di waa Anthony Martial moom moo njëkk a dugal pour équipe am di Manchester United 27e minute laata Neves di égaliser 55e minute pour ñi di waa Wolverhampton googule match na jàppale ni kii di Paul Pogba jot naa raté ab penalty pour équipe am boobu di Manchester United gannaaw ñaari journée yi ñaari équipe yi nga xam ñoom ñoo daal def plein de points moo di Liverpool ak Arsenal ku ci nekk si ñoom ñaar daal dina am ñaari ndam daal di am juróom benn poñ Manchester City di équipe champion en titre mu nga féetee si ñetteel place daal di am ñeenti poñ tolloo ki poñ ak Manchester United féetee si ñeenteel place bi Watford di équipe bu Ismaïla Sarr ñoom nag ñi ngi ci place bu mujj bi ci classement bi ndax ñoom ñaari defet lañu daal di am donte Ismaïla Sarr gannaaw bu ñu ko jëndeek boobu ak léegi jot football benn yoon wala basketball la ñuy daal di kon bokk waxtaane daal di ko jeexale xibaaru tàggat yaram yeeg lii di championnat du monde bi nga xam te ne Chine lañ koy daal di amal Sénégal nag ñoom lu mu yéex ëllëg dañ fi daal di bawoo ci wàllu góor ñi ngir wutali kon bokk foofule ca Chine ni ki démb nag daal nañ jot li nga xam te ne moo di raay réew mi ci loxo jëwriñ ji yore wàllu tàggat yaram bi di Matar Ba moom Matar Ba daal lañ ñaax ñu def seen kéem kàttan ngir fexe kon bokk nu ñu défendre lii di couleuru Sénégal ci googule tournoi mu mel ni ki yooyu les kaddu ñoom daal nañ ko dégg bu baax a baax ki nga xam te ne sax moo leen tàggat di Moustapha Gueye dal na ci tontu ñu daal di ko déglu ci micro Soda Thiam. message bi rappel la pour ñun nag message du chef de l'État dañ koy apprécier à sa juste valeur ndax njiitu réew bi bu waxee ñun sas la boo xam ne danañ ko apprécier parce que ñun ambassadeur dëkk bi lañu bu ñu porté couleur du Sénégal honneur la donc je pense que dinaa koy faral di wax joueurs yi benn message yu nit mënul porter plus que drapeau national bi donc dinañ koy fàttaliku ne bu ñu fi jógee dañu yoru drapeau bi dañ ko jéem a honorer le plus possible. adversaire yi nag jafe na poule bu métti la nekk parce que ñooñu a priori ñoom ñooñu xaw a jiitu mais terewul bu ñu fa demee dañ def suñu lépp lu ñu mën pour mën a am prestation yu baax. parce que objectif bi vraiment bi ma Babacar Ndiaye jox fédération bi c'est préparer une équipe compétitive pour 2021 moo tax ñu commencé def ay xale ci biir pour mën a am temps anticipé un peu de temps. jàppale nag googu le championnat du monde bu basketball ca Chine danañ ko daal door fanweeri fan ak benn ci weeru août laata ñu koy jeexal fukki fan ak juróom ci weeru septembre fàttali nag Sénégal ci groupe H bi la daal di nekk ànd ceeg Lituanie Australie ak ñii di waa Canada Aladji Assane lii moo fi gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane. RFM rajo askan wi. ñu yegg si ci wàllu caada ànd ak soxna Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñaareeli édition festival Jalawali bu Dagana jeex na mbébétu organisateur yi mooy gën a fësal cosaan ak aada wu département bu Dagana ndax seetlu gi moo di mu ngi gën di néew doole di gis-gisu Kawdian bokk ci comité d'organisation boobu les festival ñu déglu ko ci micro Mamadou Diagne. mais waalo ku leen xam-xam ni aada ak cosaan ràññeeku woon nañu ci mais dañu gis ni bo ci diir yu ñu mujj yi nii lépp lu jëm ci wàllu aada ak
ak cosaan dafa commencé naaxsaay ci jéego boobu nag la ñu nekk pour dundalaat Dagana bu woon xam ni Dagana aada la woon Dagana ak cosaan moo tax sax ñu xam nga aada ak cosaan dafa xaw a jege ak koom donc bëgg nañ à travers ce festival bu aada ak cosaan dundee mais ñu xool nan la ñu war a mën a defaate ay jéego ba koom soxaliku que ñëpp ñu mën ci gis seen bopp tey ci aada ak cosaan boobu sax dem nañu ba xool ñi nga xamante ni ñëpp ñi muy bambado muy pël muy wolof ñi nga xamante ni am na seen wàllum aada ak cosaan ñu may leen ci maanaam opportunité pour à travers ce festival ñu mën a jëmmal seen wàllum aada seen wàllum cosaan. bu weesu spectacle slam ak hip hop organisateurs yi daal di nañ offrir tamit public bi benn exposition photo li ko tax a jóg mooy ñu bàyyi Bédi Konté bi ci wàllu métissage bi waaye itam ngir gën a fësal musée Fudu bi nga xamante ne moo doon dalal boobule exposition reportage yu Mamadou Diagne. mu féete ci ginnaaw inspection d'académie bu Dagana musée bii di Fudu moom la organisateur festival Jalawali yi tànn ngir amal fa li nga xam ne mooy exposition photographique bu ñaari artistes yoo xam ne ay métis lañu muy David ak Dieynaba artistes yoo xam ne ñii taxawal festival bi dañu ko tànn ngir xeex lii nga xam ne mooy stigmatisation bi ñu jëmale ci métis yi lee Salimata Camara mooy commissaire exposition bi. ñoom ñaar ñëpp seen art rek la ñu am pour wane li ñuy dund ndax nekk métis c'est pas quelque chose de facile déjà accepté wuñ la fi nga bokk duñ la fa accepté muy Afrique nga dem Europe tamit yaakaar ni fa nga bokk duñ la fa accepté donc ñoom pour ñu wane loolu lépp ñuy dund métital yi pour trouver ñoom tamit seen place ci monde bi ñu nekk bi ñu jël seen art comme moyen pour exprimer seen bopp. moom mi la sax mi nga xam ne ni dañuy jaare ci exposition bi lee ngir gën a xamal askan wi musée Fudu. waa musée bi mooy musée Fudu même Daganois yi xamuñu ko c'est pas évident que ñeneen ñi xam ko léegi exposé bi dañ ko jël ci festival bi moyen boo xam ni pour nit ñi xam ni musée bi mën nañ fi def leneen que déjà pas bi aménagé na ko def na fa ay œuvre am. bu weesoo exposition photographique bi lee ñiy taxawal festival bii ñi nga xam ne daañu def lépp lu ñu mën ba yaatal mbir mi lee daal di siy boole yeneen i artistes comme ñiy yëngatu si wàllu peinture bi. di ko jaajëfal di leen jaajëfal yéen it mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci beneen chronique culture ci RFM.